te du taxaw fayu barke Seydina Mohamed jàpp nañu looy neex xoolal fu ndajeeg Sénégal dañ leen doon bañ nañ ci dege te kenn du ci wax nañ dem rek Macky Sall moom ku toomee raame la maa ko may boobu dooga coupé man dama ne woon bàyyi naa saaga waaye ma ñamal ko boobu ku ñàkk doom la non boobu kay dafa léger sax boobu dafa xiis la ñun ay léwal lañ koy may de ay léwal lañ koy xel Macky Sall mooy loolu de ay léwal lañ koy xellil ñu xool dernière intervention ñu doon xool ba xam dina duggam déet ñu ngi ziar ñëpp nag ñu ngi ziar ñëpp di leen xamal que ni nañu jaaju nañu gën a jaaju ñëpp voilà bañ a compter nag ci jeunesse boobu ñuy wax jeunesse Snapchat ay jeunesse yoo xamante ne fecc bu génn pour nit ñi ree di man yooyu mooy ku ma ko partagé sax duma ko seetaan waaw ñàkk fayda weesuwul di ut buzz ci ay fecc yu ñàkk fayda tey Sénégal nekk ci besoin nekk ci foo xamante ne tey dañoo war a jihaat laa wax maa tey nag bu leen neexee ngeen ne terroriste laa maa tey man ragaluma li may wax ay terroriste laa ak yooyu ñoon mooy loolu bu dee woote jihaat mooy terroriste laa waaw imam Khalifa Ababacar Ndiaye dugg na fii sama live démontré leen carrément que ni ñun xeex bi ñuy xeex jihaat fa yàlla la waaw ñun ay martyr lañu ndax li xew nii tey dañu nekk di sauver ay vie te yàlla nee na lépp loo xamante ne dala nar a lor dagan na pour nga dal ci kaw loolee donte fekkee da nga koy rey déggoo ma de loolu la yàlla santaane lu la nar a lor lépp loo xam ne daf la nar a lor rek am nga sañ-sañ dal ci kaw loolu waaw loo sam rek mënoo dugg Cheikh Ba ñu xoolaat Cheikh Ba ba xam waaw na gars yi mooy loolu quoi man ñooñu moom dootuma leen déglu ñiy taxaw ay dem leen liggéey ak man maa ngi xëy sama liggéey bopp laa yor du ma yeewu ba dem naan kenn may ma joxe dépense wala may ma fay sama courant wax dëgg yàlla voilà yooyu moom da ngeen koy téye quoi ñu ngi liggéey ñu ngi xëy point barre bu wér a wér ñu dugal ji ñuy tënk nag parce que gars yi bëgg a participer bëri na macha allah ñi rek da ngeen di génn ngeen duggaat Moussa Ndiaye ak Jiji maa ngi leen di dugal mais dafay bañ donc ñu jël Babacar Sall mi nga xamante ne moom il était dans l'action démb waaw moom dafa fekkee ba pare ci biir li nga xam ne moo xam démb ñu ngi lay ziar sang bi sëñ Babacar. waaw mon frère maa ngi lay nuyu bu baax waaye maa ngi lay ziar bu baax macha allah. yàlla na mu ziar dañ lay bàyyi nuyu téléspectateurs yi. waaw maa ngi lay ziar bu baax di nuyu ñëpp ñi di déglu di seetaan di rafetlu seen xalaat vraiment. voilà di leen aussi ñoom itam vraiment gërëm si seen taxawaay patriotique voilà di leen si jiital defe naa kenn du gërëm sa bopp voilà dañuy yeesal rek en tout cas cofeel gi ñu am voilà et puis di ko wasaare ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi si dafa jot ak au delà dafa jot tous les patriotes yi nga xam ne vraiment ñoom bu liggéey bi tolloo fii ñoom aussi du dëgg voilà mais démb da ngeen dégg loo xam ne doy waar ñu bëgg nga dellu si ñi nga xam ne yëngu na xew ñu xam lan moo xew adduna yëpp xam lan moo xewoon démb waaw du ma dagg nag dama lay déglu rek waaw xam naa ni naa jéem a tënk parce que comme ñi bëgg a dugg bare na naa jéem a tënk li xew bon li xew nag moom je pense que c'est normal Macky Sall comme ni ko defee si àddina bi yëpp fépp fu mu dem rek doomu Sénégal yi taxaw ngaññeen ni nga xam ne moom lay yoree réew mi donc ñun yéex nañ xam ne sax day ñëw si invitation 11 novembre bi biñ ko xamee on s'est organisé très vite pour xool lan la ñuy def comme riposte du lu bokkoon si calendrier au front pour le départ de Macky mais lépp lu si bokk ak lu si bokkul bu Macky Sall taxawee dafa war donc ñu def action bon si la ñu jëlee décision def benn manifestation le dimanche à 16h bon naam xamoon nañ ne ñu ngi ñuy xaar parce que ñun xam nañ quand même nature bu Macky Sall xam nañ ne ku rancunier la et que depuis li mu fi dundoon France am na cible boo xam ne am na ko si ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir France pour wàññi seen doole
am na message yu bare yu ñu jot am na ay message d'intimidation mais am na devoir boo xam ne boo ko waree def rek xam nga même boo xamee da nga war a dugg comme on dit dans la gueule du loup da ngay demit du mën a jaas donc si nañu décidé daal dimanche bi à 16h ñu dem manifester ñoom entre temps depuis samedi guddi bi Macky Sall ñëwee gis nañ ne jël nañ seen ay matukaay en termes de sécurité pour daal casser de l'opposant bon bi ñu ñëwee lii yéeme sax mooy ñun à un moment donné mënoon nañ toog rek place Trocadéro manifester li nga xam ne mooy suñu naqar mais ñoom dañu fekk si place Trocadéro dañu ñëw fekk si ñu place Trocadéro muy lu doy waar parce que place Trocadéro bërëb la boo xam ne touristes yëpp fa la ñuy daje xam nga donc suñu leen fekki woon si li nga xam ne moom la ñu bëgg donc je pense que ni na nekk sax benn image boo xam ne waxuma la Sénégal mais day ñaawal deewu nit ku ñuul parce que bu boobaa bu fa histoire amoon du ñu xool sénégalais du ñu xool malien du ñu xool processus démocratique dañuy ne rek ay sauvage yu ñuul ñoo nekk fii di xeexati rek yàq der mais loolu mooy wane tuutiwaayu Macky Sall parce que moom su ragalul loolu yónnee ay nit pour ñu fekk si ñoo xam ne dañuy manifester pour ñu mën a indi fitna si place Trocadéro boobu day wane ne tey ki ñu dénk suñu réew dafa vraiment tuutal fonction bi mu yor xam nga xalaatul conséquences yi nga xam ne moom lay peser li ko ñor rek mooy toroxal ay doomu aadama comme nu mu ko tàmmee di def Sénégal bon si loolu la ñu décidé ne du ñu toog place Trocadéro parce que foofu bëgguñu fa wane loo xam ne day tilmal comme ni ma ko waxee deru nit ku ñuul ñu ne nañ dem fi ñuy wax métro Passy pour fexe ba wane foofu en tout cas suñu naqar bi ñu fa ñëwee aussi ñu fekk fa ñoom ils étaient organisés bon dafa am ñetti force suñu jànkoontoolan yi démb dafa am les policiers yi nga xam ne ñooy force de l'ordre mais si policiers yooyu sax mu am loo xam ne man de mosuma ko dund si biir France muy manifestation boo xam ne ay policiers français dañ si ne am ay forces spéciales yoo xam ne françaises la aussi c'est-à-dire ñoo xam ne dañu encagoulé sol seen tenue police parce que ñi ngi am effigie police bi ba pare encagoulé wu looloo ñu jox ne firnde wu police spéciale la donc xamuñu ban force la ba léegi loolu ñu ngi koy gëstu donc ñooñu aussi ñu ngi woon depuis le Trocadéro di topp sax oto suñu gars yi pour xam fu ñu jëm donc bi ñu ñëwee Trocadéro donc jóge fa dem Passy même chose dañ fa fekk fa policiers yi fekk fa ay agents de sécurité yoo xam ne ñi ngi am effigie ALS buñ ko gëstoo sax c'est une agence de sécurité boo xam ne mi ngi nekk en banlieue parisienne à Villeneuve donc ñooñu aussi dañu sécurité bi yëpp donc agence de sécurité donc ñetteelu force en présence bi mooy responsable APR yi du ma guddal pour citer leen ñoom ñëpp mais identifier leen ñoom ñëpp ñooñ nga xam ne souvent dañuy làqatu mais démb dañu am fit parce que dañu génn ñoom ñëpp sur le terrain parce que ils étaient accompagnés de nervis yoo xam ne ñun identifié wuñ leen bon bi ñu ñëwee ñu ne ñun de toute façon mënuñu ñàkk bañ a manifester nañ dem def ko ci anam goo xam ne ni na woon en tout cas sénégalais yi ñun taxaw nañ quelle que soit difficulté yi am si ñu jëlee portable Mame Sène jox ko benn pour que mu filmer pour que au moins message yu mën a jàll donc loolu moo tax nag ñu jëkk identifier benn jéem ko xoxatal jéem a ñu xoxatal ñun pour mën a nangu appareil bi bon les patriotes ont fait face defe naa ñi ci gis nañ ko sur la première vidéo li si yéeme mooy policiers yi yëngatuwuñu dañ ñu seetaan te xam nga dañu seetaan vraiment intervenir uñu bon ñu jékki-jékki gis encore yeneen force de l'APR yu ñëw fexe nañ daal ba ñun ñu isolé ñu comme on était à peu près une vingtaine une quinzaine voire une vingtaine parce que am na si ñoo xam ne si diggante bi réeroo nañ diggante Trocadéro ak Villeneuve maanaam bërëbu ambassadeur bi donc dañu fexe ba isolé ñu et à un moment donné xam naa bi ñu xàmmali ko vraiment benn ma dégg si ñoom kenn mu naan kii mooy saaga bëri donc ñu acharné wu nag si benn acharnement boo xam ne daf ñu yéen ñun ñëpp loo mel ni daal ay dëmm yu gis lu ñu lekk daal parce que loolu laa ko mën a symboliser mënuma trouver beneen parce que violence bi ñuy exercer si benn démb c'était une violence boo xam ne mais vraiment
yéeme na donc ñun on a fait un cordon de sécurité autour de Ben pour protéger ko mais cordon bi motul xam nga si la dem ba dégénéré sax ba nga xam ne agent de sécurité yi nga xam ne ñoom la Macky Sall jël bi ñu gisee que nervi yi ñu ngi utiliser seen bombe lacrymogène yi ñu ko def ko le frère Ibrahima Diop def ko le frère Khalifa Ababacar ba nga xam ne dañ leen koy doon def seen biir gémmiñ seen biir bët si le agent de sécurité ñoom itam ressentir agent de sécurité yi ma lay wax ARS ressentir gaz yi ngeen def ñoom itam ñu employé seen gaz am na sax si ñuy àndaloon benn frère bu ñu ne am na ñu si yoreen paaka mais man gisuma ko mais frère bi neen am na ñu si yoreen paaka ñoo xam ne comme c'était sombre parce que foofu ñu nekkoon c'était pas tellement bien éclairé c'était sombre donc man gisuma ko mais frère bi ñu koy confirmer donc ce qui s'est passé mooy agent de sécurité yi ñoom ñoo mujjee génn seen gazé donc ñu tasaaroo donc muy nervi yi ak ñëpp ñoom ñoo extirpé benn ñetti agent de sécurité ñoo extirpé benn pour génn ko ci situation boobu nga xam ne ñaawteef bu nekk mënoon na fa am voilà si la ñu jëlee man si laa toppee benn ñu jël ko pour jéem ko yóbbu mu faju ji ñu xamal ñu ne aussi maam seen donc la xaw nañ ko laal li yéeme mooy maam seen nee na biñ koy agressé devant policiers yi la policiers yi ñu ngi koy seetaan non assistance à personne en danger donc dam ñu ko yëgal ñu ñëw fekk jiwaat ko benn ak mettitam gu mu am aussi dam ñu ñëw fekk si ak yenn camarades yi ñu ñëw taxawu ko parce que am na loo xam ne boo àndeek sa jigéen mu dal ko da ngay fàtte sa mettit donc looloo tax même benn si boppam xalaatatuluwaat mettitam dañu dem apporter assistance à Mame Sène voilà su ma ko tënkee daal noonu la mbir bi demee bon yàlla nag suturaal ñu parce que je pense que ñoom lu ñu bëggoon mooy toroxal ñu xam naa lu ñu nattoon loo xam ne dañu bëggoon fexe ba wane ne daal gëddoo nañ ñu toroxal nañ ñu et que wane nañ que ñoom am nañ doole que kenn du leen tere même ici sur le territoire français ñu mën a broyer de l'opposition et yàlla nag def na vraiment génn nañ ci ak jàmm même bu fekkee am na séquelles yi ma wax léegi ci yenn camarades yi am na ci ñoo xam ne tey dem nañ au niveau comment dirais-je encore des hôpitaux pour def certificat médical ñenn ñi def nañ plainte ñi nga xool suba naka la ñuy dajee ba mën a fexe ba organiser loolu yëpp xam naka la ñuy mëtalee en tout cas liggéey bi et puis alerter autorités françaises yi si li nga xam ne gis nañ ko si taxawaay wala ñàkk taxawaayu police française yi yooyu yëpp suba le front pour le départ de Macky dina toog waxtaan seeg mais sëñ Babacar démb seen journée bi li nga dund yëpp lan moo la si gën a choqué embuscade bi ngeen tànn wala policier français yi ni ñu taxee di seetaan man xam nga lu may choqué mon frère déjà mooy ki ñi dénk suñu réew te mëtu ko man loolu moo ma choqué parce que gis nga falaa waroon tàmbalee maa ngi déglu seen waxtaan man xawuñu bokk tonalité si waxtaan bi gis nga ñun ñii yàlla def ñu nekk France fii dañu war a am benn humilité boo xam ne ñu xam ne on est que l'instrument du destin yàllaa ñu fi teg rek amaana sax ku mel ni man xalaatul woon sax nekk si combat yu mel nii parce que jëloon na retraite politique am donc li ñu si dugal mbiru yàlla rek la te li ñu si dugal mooy yàlla dam ñu fi placé pour ñu porter combat boobu au nom des Sénégalais donc Sénégal yi nga xam ne participé wuñu même ñu nekk France ak ñu nekk feneen seen xol mi ngi si combat bi man de damay am gëm-gëm ne lu ñu yëkkati si combat bi rek yëkkati wuñ ko si suñu loxo bopp yëkkati wuñ ko suñu pas-pas bopp dañ ko yëkkati si loxo ay sénégalais yoo xam ne dañu mandaté en quelque sorte man rafetlu ma ñuy ŋañña sénégalais yi parce que ñëpp mënuñu bokkawaale taxawaay am na ñoo xam ne comme ay représentant lañu rek ñoo war a taxaw ñun man de li ma gis te ñun ñëpp ñu yëgandoo ko ñu nekkoon ci combat bi jot ko ci message jot ko ci taxawaay jot ko ci compassion te mu yeewaat ñoo xam ne sax politique intéressé wu leen daf ñu war a ñu delloo njukkal Sénégal yi am humilité et puis am respect pour ces Sénégalais là xam ne amuñu benn mérite wax dëgg neex yàlla ñi ñuy naan souvent ñi ngi nekk sur le terrain mais parce que on peut pas faire autrement parce que tout simplement sas la goo xam ne Sénégal yi dañ la ko teg te ñu ngi ñaan yàlla ñu mën a mottali sas kooku donc ma dellu si li ma la bëggoon wax par rapport ak li ma choqué dañu dóor ñu
lu ma choqué du ñu bundu xataal ñu parce que loolu sóor nañ ko si combat bi loolu mënul ñàkk defe naa lu nit gàtt xel xam nga nature Macky Sall ba xam ne ku rancunier la et am nañ message yi nga xam ne ñoom yónnee nañ ko seen ay ñoñ y compris si li Macky Sall wax y compris si ay responsable APR yoo xam ne buñ ñu gisee duñu signe mais li ñu bëgg mooy ñun ñu toroxal ñu pour wane ne que dara du résister si Macky donc ñun mooy ki ñu dénk suñu réew Macky Sall mu am ñàkk mët goo xam ne dafay jël ay nit ay sénégalais laa mën a wax ay nervi même su fekkee nervi ay doomu sénégalais lañu buy dal si yeneen doomu sénégalais c'est-à-dire il se rend pas compte que mi ngi joxe benn image boo xam ne xëy na moom amul gàcce si loolu mi ngi joxe benn image boo xam ne ay nit yu ñuul seen ay problème ñu ngi koy régler ak barbarie alors que suñu problème ñun suñu réew Sénégal dañ ko xam ñu koy régler souvent en tout cas la plupart du temps moo ñu valoir d'abord ñu am code consensuel si dialogue si njëkk ak teraanga suñuy valeur damay reprendre ay mots yu ma ay sénégalais di wax suñu valeur c'est des valeurs de teraanga loolu Macky Sall waruñu forcer ba ñu bàyyi ko c'est des valeurs de jom c'est des valeurs de sutura c'est des valeurs de teraanga tey nag dañu am si bopp réew mi koo xam ne valeur yooyu yëpp nga xam ne waroon na ko mën a incarner parce que Sénégal la juddoo Sénégal la màgg Sénégal la ko teral Sénégal la ko jox bopp réew mi mu dellu si di toroxal Sénégalais yi man looloo ma yéem li si des c'est des détails parce que détails la yoo xam ne mën nañ ko régler li si des muy taxawaayu police française ñun fii si dëkk bi la ñu bokk ñun amuñu loo xam ne tubaab yi sax laa mën a wax ñi fi juddu ëppale nañu ko si taxawaay en termes patriotiques même en termes citoyens fii si biir réew donc loolu jaaxaluñu ni nañ ko mën a lijjanti ak tubaab yi muy ñi nga xam ne damay considérer xam naa ni naa choqué ñeen na ñoo xam ne jàpp nañ ne que tey ay ennemis la ñu jàkk suñu frère même yi nga xam ne ñu ngi si campu Macky Sall te yéene ñu lu bon même ñooñu ñu sonaluñ ñu parce que ñu xam ne rek lenn na la ñu xiifal la ba Macky Sall tey di leen utiliser ñuy dal si seen ay frères sénégalais damay wax loo xam ne bëgguma si woon xuus torop mais mu nekk lu délicat damay wax mbokk yi nga xam ne ay alpulaar la nañ xam ne démb bi ñu doon dal si kaw benn jeune naan mooy saaga alpulaar yi ñoom seen wàllu bopp ñi ngi doon dal si seen ay mbokk alpulaar donc Macky Sall jarul dërëm jarul ñu ñëw di confronté wu ak seen ay mbokk yoo xam ne lépp lu leen boole rek mooy bëgg a defar Sénégal am yéene si Sénégal am yéene si démocratie boobu nga xam ne ñun nañu nàmpatal si Sénégal démocratie boobu sax Sénégal te tey Macky Sall dindi ko salfaañe ko nërmeel ko ba nga xam ne tey xamatuñu sax lan lañu nekk parce que ku xalaat ne dañu nekk si processus électoral dañu nekk si démocratie je pense que xamagoo lu xew yeewoo ko donc pour ma baamtu ko daal li ma metti dëgg mooy ki nekk suñu bopp réew avilir la fonction présidentielle ñàkk a tekki sax tout simplement doomu sénégalais bu dig parce que doomu Sénégal démb dama toog ba sama xel ne yeex si Assane Diouf xëy na moment de satisfaction boobu laa am dans la journée pour encore xam ne patriote boobu lépp lu mu saaga Macky Sall rek Macky Sall da ko yelloo xam naa ne ñenn ñi na leen choqué après discours bi ma tenir mais li may wax dama ko teg si loo xam ne dama ko natt bu baax bu xam ne nit am na xam ne foo soo tolloo fu sa xol tolloo mais am nga ñaari option mooy une option même armée c'est-à-dire nga jël gànnaay nga jànkonteel ki nga xam ne te loolu laa souvent dégg si live bi nga jànkonteel ki nga xam ne moo lay teg naxar ñun amuñu option boobu au niveau du front on se le refuse beneen option bi mooy option bi nga xam ne Assane Diouf moom wane na métti itam fi métti ci gën a taxaw fi métti ci gën a fës muy ay saaga buñ ko considérer comme des insultes tout simplement c'est un cri de désespoir boo xam ne pour woon Sénégalais yi ne atte leen lii ngeen di seetaan atte leen ñaawteef yi nga xam ne yéen a ngi koy xool Macky Sall di ko def ay Sénégalais gis nga doomu Casamance yi c'est des Sénégalais bu ñu demee ba jël seen arme di jànkonteel seen réew c'est que seen naqar dafa yegg si benn paroxysme ñun nag ñu ngi xeex Macky Sall ba ñu yóbbu foofu moo tax tey ku mel ni Assane Diouf bu jógee saaga loolu la bañ
bañ a yegg si benn violence boo xam ne parce que ku ko dégg message am nga xam ne au fond c'est un grand pacifiste moo tax ñun duñu répondre à la violence à Macky Sall nañu wut suñu yeneen matukaay mais fi mu ñu bëgg a yóbbu fi mu bëgg a yóbbu combat bi duñ ko si fekk moom bu amee ñàkk mët pour que mu indi sur le territoire français une violence boo xam ne mu ngi koy exercer au quotidien au Sénégal parce que au quotidien le Sénégal yi dund de violence mooy les patriotes yi nekk kaso mooy ñi nga xam ne ñi ngi sàcc seen ressources mooy ñi nga xam ne tey amuñu sax possibilité pour exprimer seen point de vue foofu su fekkee moom da ko bëgg a exporter fii te du ko mën bu ko Macron doon may sax du ko mën parce que Macron si boppam amu ko France mënu ko France donc du kenn mooy garantir Macky Sall mu am impunité en France donc loolu du problème pour nous mais li ñaaw rek mooy que Sénégalais yi tey am ku leen jiite koo xam ne mëtul lu mu doon mënul lu mu doon xamul lu mu doon ba pare di boole ay yeneen doomu sénégalais yoo xam ne comme ay xar ñi koy topp ci action boobu di dal seen ay mbokk di dal seen propre intérêt parce que gis nga ñi fi ne ma finiree foofu ñi fi ne devant de Macky Sall ñi fi ne même au niveau des consulats au niveau de certaines fonctions yoo xam ne c'est des fonctions de la République ñooñu ay nit la yoo xam ne dañ may rusloo tey parce que damay considérer ne que wax dëgg neex yàlla delloowuñu Sénégal cër gi nga xam ne Sénégal defal na leen ko xëy na naam dañ ko yelloowul sax mais même buñ ko yelloowul ñu jox leen ko waroon nañ habiter fonction boobu ba xalaat ne Sénégal lañ fi war a toogal tey mais vidéo yi ñuy gis mu mel ne ay sàcc yoo xam ne dañu génn seen butin di ko wane di ko bàkkoo te ñu si gis les plus hauts responsables de l'APR des ambassadeurs itinérants ñu si gis ñuy làqatu le consul général ñu si gis coordonnateur u DSE ñooñu man yërmande laa si am si ñoom tristesse laa am si ñoom pour suñu nation pour suñu pays pour nu mu mënta se représenter au niveau international donc loolu métti la gàcce la pour Sénégalais mais à la kulial mon frère Macky Sall bu kenn considéré ne sàcc na élection yi gagné na élection yi Macky Sall il va sortir par la petite porte message de Macky Sall mënul gagné élection Macky Sall ëppul Sénégalais yi xel dañ ko dénk loo xam ne tey da ko bëgg moo par force mais à la kulial ni na ko fi ba ni ay moromam dictateur yoo xam ne sa àddina noonu lañ ko tenté woon ba ko fi nga baal ma gudd na dama bëggoon rek tenir un peu compte rendu pour Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na Pape Diouf nee na Sénégal France ñu bëree ay Sénégalais waaw mais parce que dafa am difficulté du ay raison yu du defuma démagogie ah du ay raison yu may trouver nit yi billahi am na nit yoo xam ne man gëm naa ne muy France muy feneen fi ñu taxaw namm nañ fa taxaw du ku nekk nag la nga namm rek la yàlla def si yow nee naa la on est des instruments du destin ku ma ne woon avant 30 juillet man ni naa def lii du ma ko gëm man ba ma taxawee 2012 laa ne sama xel man de wax dëgg neex yàlla am na lu ma def sama wàll si parti politique am naa sa rakk goo xam ne tey mi ngi jël le flambeau li ma wax mooy wax dëgg neex yàlla ma dummóoyu yenn façon engagement politique bi taxaw fi mais yàlla ma si dugalaat keneen xëy na noonu ñeneen noonu donc sénégalais yi nga xam ne nekkuñu sur le terrain buñ leen sikk sénégalais yi nga xam ne ñi ngi sur le réseau mais liggéey gi ngi def mooy mottali liggéey gi nga xam ne sur le terrain waxuma ko pour démagogie waxuma ko pour neexal kenn lu ma gëm la sama conviction la nañu arrêté di xalab suñu bopp nañu arrêté di ñu waxante lu ñaaw parce que tey ku dog sa soxla di relayer information ku dog sa soxla di def ay vidéo ku dog sa soxla di yëkkati sa téléphone di xool ndax nit ki am na mettit wala déet c'est des niveaux de combat différents mais ça participe de ce combat-là et ñooñu ñëpp ngàcce gaaraama du ñu nekk sur le terrain kese nañ delloo si waat xel yi ñu xam ne tey billahi sénégalais yi ils sont majoritairement contre Macky Sall et bu ñu leen découragé nañ leen nangul ku si nekk rek li nga xam ne mooy paaram si combat ak fu moom leen a toll mënoon na am man tey am lu ma tënk bu nu ma ko mën ëllëg rek
yéeg su feebar mën na ma tëral ci du ma ko mën comme suñu sœur boobu nga xam ne du ma tudd tur bi mi ngi tëdd tey te nekkoon jàmbaar sur le combat loolu dañ koy nangu dafa am ay contingence yoo xam ne mooy tënk nit le Sénégal c'est pas un pays faible am na benn dimension excuse-moi am na benn dimension ci combat bi boo xam ne dama ko bëgg aussi wax mooy Sénégalais yi dañu vivre deux alternances donc dañu am yaqin ne ku leen sonal mën nañ jël seen carte ñu dindi la fi te ba léegi je pense que majorité sénégalais yi am na loo xam ne loolu la ñu gëm il appartient nag ñi nga xam ne tey ñoo xam naka la Macky Sall jaxase processus électoral bi ba bëgg a installé wu par force comme ni ko maître Mame Adama Gueye defee mu renoncer à sa candidature pour taxaw si terrain boobu ñooñu ñoo am responsabilité mener combat bi ba won Sénégalais yi ne que Macky Sall li tax Abdou Diouf jóge fi Abdoulaye Wade ñëw Sénégalais yi honoré ko moom avec 65% loolu la bëgg nërmeel tey Sénégal c'est-à-dire il a décidé depuis référendum comme ni nga ko waxee d'organiser des élections à sa manière jàll na référendum jàll na législative mais nit ci tey gis nañ bunte boo xam ne du mën a jàll au niveau de l'élection présidentielle loolu nag c'est un combat boo xam ne mais am nañu ko yelloo aussi te defe naa ñi ngi si commencé def seen liggéey mais bu ñu sikk nit yi ku nekk rek boo yeewoo si sa panel di wax sa mettit di véhiculer message man damay déglu ay panel di si sàkku ay xam-xam donc ku nekk rek yaa ngi si part de combat boobu nañ bañ a vraiment di ñu def du mal à nous-mêmes est-ce que tu comprends ku nekk rek nañ ko nangul li nga xam ne moom lay indi xëy na taxawaayu tey fii la toll taxawaay gi na mën a yokk suba loolu daal laa mën a wax ci question boobu mon frère. naa ni yaa ngi dellu si politique mais xam naa waaw en fait Assane li ma dugal pour lu gàtt dama dugg par hasard sax laa ko mën a wax ci processus électoral parce que mësuma sax xam luy processus électoral mais bi ma ci duggee laa vivre ay xeetu ñaawteef yoo xam ne mais si laa yéemu parce que xamaguma woon vraiment profondeur du mal comme on dit si processus électoral bi laa ko xamee dama si génn rek Assane Diouf man dama dëfal Assane Diouf dama dëfal parce que bi ma génnee foofu je me suis senti sali humilié dafa mel ni man dootuma sénégalais dafa am ñoo xam ne xam nga dañu dund si processus électoral bi loo xam ne dañu jàpp consul muy sàcc dañ ko jàpp muy sàcc parce que vidéo bi détaillé wuñ ko dafa nekk lu flou pour que nit ci xam vidéo bi day wane ne que dañu am commission administrative boo xam ne moom rek moo amoon droit yore carte yi consul bi bàyyi ba commission administrative pare liggéeyam 18h mu sàcc carte yi woo ay xale yu jigéen yoo xam ne am na si ñoo xam ne sax dañ leen di soupçonné ñii mineur lañu ñii étranger lañu mu fay leen dugal leen si biir consulat bi ñu jël carte yooyu mu sàcc parce que sàcc lañ ko mën a wax loo xam ne moomoo ko dañ ko war a tëj code électoral bi sax day wax parfois dañ koy tëj ak mal fermé nga dem nga fexe ba jël ko sàcc lu tudda mu dem di ko trier ak xale yooyu ñu jàpp ko si te su ma koy wax waxuma ko pour wax waxu naqar parce que veille bi laa taxaw ne ko mon frère parce que loolu ñu seq yow consul nga yàlla moo la teg responsabilité bi fexeel ba nga mëtale loolu yow doo responsable APR si jamono yu ñu toll yow autorité nga suñu kilifa nga fexeel ba lii nga xam ne yaa ko yow yàlla moo la fi teg nga doxalee ko ba sénégalais yi naw la si mu ne ma d'accord fekk am na yeneen dofu APR yoo xam ne ñu ngi taxaw naan ko jaayal doole ma ne li ñii boo leen dégloo dañ lay lox ba mu ne ma d'accord le lendemain la def jëf ju ñaaw yooyu kan xama kooku yéenewu ma ko dara boo defee jëf ju ñaaw nag da nga koy assumer jëf ju ñaaw jooju man gëm naa ne mësul am sur l'histoire politique du Sénégal parce que dañ ko jàpp en flagrant délit président du Sénat bi nga xam ne moo fi taxawal Sénat mi ngi ko teg bëtam ki nga xam ne moom mooy chancelier consul bi mi ngi ko teg bëtam ñu jàpp ko mu am ñàkk doye di goo xam ne au lieu mu laver le linge sale en famille mu woo police française pour ñu ñëw génne ñu police française bu ñu ñëwee ñu ne leen mais ñun ñii ngeen di génn si xanaa xamu leen ni ñun ay représentant parti lañu ñu ne ah bon ñu ne leen élection ñoo ñu fi indi ñëwuñu fi di doxantu ñu ne ah bon ñu expliqué leen ne leen carte yi dañ ko jël si cadre bi ñu gestu
xool consul bi ñun ñii sax dañu mujjee am gàcce ne ko carte yi dañu bëgg nga jenc ko mu ne moom da koy jenc si biir bureau am président décennat bi sax ne ko loolu mënul am da ko jenc sa biir bureau policiers yi ne ko joxeel caabi ji mu joxe caabi ji xam nga ñun ñii sax doon ko xeex ñun ñii di xeex pour njëriñu Sénégal dañuy dem ba ñun dañuy rus suñu bopp parce que ay fonctionnaires police France ay fonctionnaires ñooy ñëw di intimer ay ordre consul bi nga xam ne yaakaar na ne parce que tout simplement yoon may ko na ko si accord pour mu woo police mu dugg si biir consulat bi ba mu tooxal boppam ba ñooñ di ko jox ordre ba ñooñu xam ne consul bi sàcc la ba dem def rapport tubaab yi xam nañ ne tey consul bi sàcc la Macky Sall xam na ne consul bi sàcc la mu bàyyi ko si biir consulat bi mu continuer di jiite Sénégalais yi loolu torox tànge la loolu benn la si xeetu ñaawteef ñaareel bi durant tout le temps bi ñu doon saytu élection yi da ngay liggéey sax ñu tegal la benn gendarme gauche tegal la benn gendarme droite di la xoxatal pour nga bañ a saytu li nga xam ne yow moo la fa indi ay militants APR comme toujours ay nervis APR comme toujours dañuy ñëw mais am na si dañuy jël ay yat pour di ñu jéem a dóor rawatina nag ay sàcc carte yi dañuy dugg di jël carte donc xeeti ñaawteef yoo xam ne su ma ko fi doon lim mon frère duñ ko fi jeexal ñu génn si loolu nag je me suis senti comme un Sénégalais de seconde zone si la Assane Diouf nag indee loo xam ne moo defal suñu xol parce que am na loo xam ne buñ la xojee di la dóor ay saaga rek nga ko mën a fajee te Assane loolu lu indi mais yamul si loolu nag parce que dafa indi nag saaga yi suñ si yemee rek day mel ni dañuy réduire combat am mais dafa indi benn dimension politique boo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo ko jëkk a nàmpatal si politique ñun dañ si doon jàngaat mais malgré tout mon frère may jeexalee foofu gis nga bu ñu paree si yooyu yëpp pour te dire que ñun dañuy jéem a rek toujours def suñu démarche républicaine dañu toog ne xoolal lii am na élection yi jaarul yoon Macky Sall sàcc na élection yi ñun ay doomu Sénégalais yi nañ fexe ba ñu fàtte lépp ñu ni neen la élection présidentielle yi ñuy jëm ñu def suñu mémorandum bi ñu bind si xeetu ñaawtee fi si am yëpp mais yemuñu fa ñu def ay proposition yoo xam ne mooy dindi xeetu ñaawteef yooyu yëpp ñoo woowal suñu bopp ambassadeur bi fii ne ko ñun dañ la bëgg a gis parce que dañu bëgg a waxtaan ak yow mu recevoir ñu jox ko mémorandum bi ne ko mémorandum bi da lay won liñ am si jafe-jafe ak ñaawteef si élection yi am na ay proposition la ngi si def loo xam ne ñun gëstu nañ ko ba ñu yaakaar ne buñ ko defee nañ sauver encore ñun fii France en tout cas parce que xam nga ne Sénégal opposants yi participer wuñu si loolu mais on peut pas le dire aux opposants qui sont là ils ont fait cette démarche patriotique là jox ko ambassadeur bi mu ne waaw ñu ngi koy rafetlu ni nañ ko jox Macky Sall mais moom si wàllu boppam matul lu mu doon parce que dafa xëy bés moom itam ñëw rek installé ay bureau gis nga fii tey en France ñoom ñi ngay installé ay bureau au mépris de la loi ñi ngi def lu leen neex gis nga pendant que ñi ngi dóoree aussi ñi ngi def aussi seen ay pexe si élection yi mais comme ni ma ko waxee sànq rek dañuy nax seen bopp rek parce que ëpp ñu xam-xam ëpp ñu pas-pas su Sénégal et ñu am yaakaar ne ñi ngi si dëgg gu mët goo xam ne yàlla dinañu dooleel ba lépp lu ñu nax rek ñoom du antu parce que gis nañ ko démb li ñu bëggaloon antuwul te incha allah rabbi ki ànd ak sa borom ki ànd ak dëgg je pense que loolu mën nga am yaakaar ne toujours ni nga si am ndam voilà mon frère daal xam naa ne jël naa beaucoup de temps si live bi voilà dama permettre man itam ma def benn cri de cœur parce que am nañu bari yoo xam ne da nga koy jenc sa biir xol xëy na sa ay nit nga koy waxtaanal mais c'est vrai on a l'obligation parfois wax Sénégalais yi parce que peut-être foofu la ñuy pêché torop dañuy gis rek ñu nekk si mbedd bi di yuuxu di kërti mais war nañ leen expliquer suñu démarche dañ koy def de manière méthodique du ay samba boy rek ñoo fi nekk gis nga opposant maa si gën a tuuti si ñi si ne dafa am ñoo xam ne guddeeg bëccëg ñi ngi liggéey pour intérêt Sénégal ñi ngi toog seen soxla di ko def à tous les niveaux ñii di si yokk léegi laa génn réunion moo tax ma mujjee dugg si live bi il y a des patriotes yoo xam ne ñi ngi xool toujours nu ñuy rafetalee deru Sénégal parce que ñun quand même réew mi ñu ne am na si ñu bare ñoo xam ne fii la ñu jàng ñoo ngi nekk si réew mi am na ñoo xam ne am nañ parcours avec les plus hautes autorités françaises donc bëgg nañ ñoom bu ñu gestoo xool suñu réew duñu xeeb
mais malheureusement ku mel ni Macky Sall day tax toujours ñu ñuy xeeb day tax toujours tubaab yu bi gëstoo ni ñu ah yéen fii ngeen toll or Sénégal passé woon nañ loolu balaa Macky Sall di ñëw soo liree le code électoral sénégalais da ngay am fierté xam ne am nañ benn niveau de démocratie boo xam ne beaucoup de pays même européens qui réclament cette démocratie là amuñu ko mais kooku nag Macky dafa ñëw Macky Sall wax naa ko léegi le rêve sénégalais la waroon doon màggee Sénégal juddoo Sénégal màggee fa jàngee fa Sénégal jox ko teraanga jox ko tey tous les attributs pour mu teral doomu sénégalais kooku tey moo toog di corrompre sénégalais benn Macky moo yëkkati téléphone am di woo ay nit di leen corrompre Macky moo yëkkati téléphone am comme un chef de gang di organiser gis nga vidéo yi ñu gis démbal nit di wax ne jël nañ lii jël nañ mbaxane sàngam nañ ko dem wax wani Macky Sall xam nga loolu ku mel noonu mais vraiment yàlla waroon nañu dimbali sax balaa ñu yegg élection mu génn suñu réew parce que chaque jour qui passe c'est un jour de trop ak Macky Sall c'est une honte nationale internationale c'est quelqu'un boo xam ne benn Sénégalais bu koy xool muy diriger réew mi da ngay am metti ci xool ba mu fiy jóge ndañ nag respecté ñun toujours charte gi nga xam ne mooy charte démocratique duñ si dévier mënul am ñu dévier si charte boobu du tere nag nañ am suñu matukaay boo xam ne ba toroxal boobu nga xam ne xalaat na ne mën na ko am si doomu sénégalais yi nga xam ne dañu jóg tey pour liggéeyal Sénégal ñeen ci jël suñu ay matukaay ba def ko voilà mon frère maa ngi jéggalu auprès des ñi ñuy suivre yëpp wax ci jubul torop wax boo xam ne si xol la dama bëgg rek partager ko avec les sénégalais xëy na am na si yoo xam ne wax naa ko xëy na neexu sax dégg parce que ma baamtuwaat ko Sénégal dëkku teranga la dëkku koo xam ne la souvent dañuy saaga suñu bopp de naan dañu naafeex dañu lii mais au fond li daal Sénégal c'est des valeurs fondamentales yoo xam ne moom rek moo mën a yóbbu réew kanam parce que même occidentaux yi dañu koy nawee te ñu ngi koy ñàkk ak ki nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi ak ñi nga xam ne tey ci moom la ñu yaakaar ko dund te ñu war a gëm yàlla xam ne am na loo xam ne dara jaru ko parce que Sénégal moo ñu jiitu moo ñuy mujjee te lépp lu ñu war a def dañ si war a jiital intérêt Sénégal d'abord. sama respect xam nga en tout cas li ma la wax rek yàgg dëgg la waaw ku ma naw nga dëgg la voilà triché wu ci ngay def dund dëgg la te ñu ngi lay roy itam vraiment yàqu dara ci combat jërëjëf yal na la yàlla tàmb amiin li ma la waxoon réunion dafa jot laa lay wax dëgg la surveiller vos arrières dëgg la dëgg la ndax liñ ko sekkal borewuñ dëgg la ils sont prêts à tout kon protégez-vous de matukaay yàlla baax na mon frère yàlla nañu yàlla boole jërëjëf kontaan nañ bu wér kontaan merci beaucoup mon frère jërëjëf waaw kooku mooy grand Babacar Sall muy grand bu ma naw xam nga naw ko lool nag te nëbbuma ko parce que waaw première fois bi ñuy defal manifestation Assane Diouf dafa dogu waaw toog am yëg-yëg ne non lii foog ma dem woo na ma laaj ma ci sama xalaat muy wane ni xeebu ma waaw man de bokkoon naa sax ci ñi ko daan na grand lii de wóorul mu am su ma sañoon nga bañ a déplacé wu mais mu ne waa d'accord mais bi mu demee réfléchir la ne dogu na ba pare rek te jumaa la toog ba muy dogu bàyyil rek ma dem ku bëgg Assane Diouf ba jeex tàkk waaw Assane Diouf kese tax mu déplacé wu ba Sénégal laa wax waxul day seeti ay mbokk de waaw Assane Diouf kese tax te bi mu ñëwee aussi toogul benn yoon manifestation yi ñu woote yépp dafa dem kon grand ñu ngi lay jaajëfal quoi yal na la yàlla sàmb bépp patriote bu nekk France ak bépp patriote boo xam ne mu ngi ci combat bi ju koy xeex ñu ko sekkal nag dañoo doon ay baadoola yoo xamante ne tey jii nii franchement mooy loolu waaw ñu xool ba xam dinañ am dernier intervenant parce que live bi gudd na te warul woon gudd aussi waa Jiji maa ngi lay jéem a dugal mais dafa bañ boo mënee duggaat ba xam waaw ba tey dafay bañ Jiji ba tey dafay bañ
ba tey jii nii dafay bañ donc jàpp naa ni waaw aucune réponse ba tey jii kon jàpp naa ni dañ ko fiy daggee rek dañ ko fiy daggee incha allah ba vendredi ñu yeggali ko ñu duggul ñëpp incha allah dinañ leen dugal mais jàpp leen ni daal le combat continue l'intimidation ay nervi Bombardier ak Balla Gaye ak Modou Lo ñoom ñëpp boole leen ci sa staff Macky Sall du tax ñu dellu góor gis nga dee benn yoon lañ koy def waaw te bu bésu dee du bésu dund li nga bëgg a def Macky Sall suñu réew duñ la ci bàyyi tegal carte yi ci yoon sànq grand Babacar nee na il faut au moins essayer de sortir par la petite porte man je répète la petite porte weesu na ko Macky Sall li mu def nii mënatul jaar par la petite porte ñaari issue moo am soit mu teg élection yi ci yoon ñu duma ko il sort par la fenêtre soit mu jéem a salfaañu élection yi ñu fekk ko pale duma ko tëbal ko mur ñaar yooyu rek ca am waaw petite porte bi tëju na grande porte bi moom waxatuñ ko kon ñu ngi jaajëfal ñëpp le combat continue na gaa yëpp gën a jàpp comme ni ma leen ko waxee rek bis bu gàmmu gi weesoo révolution bi démarré incha allah li ñu doon def yëpp lancement la woon du dara dañ doon waxantu nii rek pendant 1 an ñu ngi live mais lii jot na gannaaw dee te bis bu ma gàmmu gi weesoo rek di ngeen xam lan laay wax kon maa ngi jaajëfal ñëpp commencé ci nuyoo bi waa mouvement dafa jot di bégee waa plateforme de Paris bi nga xam ne mooy front pour le départ de Macky ñëpp nag ñi ci nekk ñëpp maam seen xam nga Babacar Sall Cheikh Ahmed Tidiane grand Ababacar Khalifa Ababacar xam nga ñëpp Benjeloun Viviane Safi di gërëm ñëpp yéen ñi nga xamante ni bàyyi woon ngeen seen yitte jël seen connexion te aussi toog di seetaan mouvement dafa jot ñun ñu ñàkk solo ñii waaw ñu ngi ziar Sëtu Salma ñu ngi koy gis Gela Sène Iba Diaw xam nga Ndey Aza La Baronne Seck yaay Ami Diop moom tam patriote bu mag la ñu ngi lay ñaanal bu wér yaay booy gudd fan ak wér xam nga comme ni ma ko waxee woon sànq rek révolution bi boo def nag suñu yaay yi ñooy jiitu waaw suñu yaay yi ñooy jiitu donc ñu ngi leen di jaajëfal di ñaanal Tawfekh aussi sa leader Khalifa Ababacar Sall am jàmm Karim Wade am jàmm Ousmane Sonko am jàmm Idrissa Seck am jàmm mais aussi surtout Sénégal am jàmm ndax Sénégal bu amee jàmm rek ñun ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir Sénégal dinañ am jàmm neexee yàlla kon jaa ngeen jëf ba vendredi incha allah à 19h GMT One Love les Patriotes.